221 show émission bi nga xamante ne moo leen di jàllee divertissement di leen jàllale lépp li nga xamante ne information la ñuy waxtaanee ay thèmes yu am solo nii lay demee di lundi au jeudi à partir de 18h ñu ñëw toog ak yéen tey nag xam nga à chaque fois damay ñëw dal ay invités yu am solo mais nag balaa ma ñëw si invité bi damay ñëw sama copain ki nga xamante ne mooy borom 221 show Cheikh ziar naa la. delloo ziar copain. yaa ngi si jàmm. ça va alhamdulilah. te da ngaa ñëw jàmm mode été quoi. waaw gis nga ne dafa xaw a tàng moment bii quoi. dafa xaw a tàng quoi. moo tax nga ñëw jàmm mode été. waay waay saa su waxtaan da nga am xaalis. ça va mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar encore une fois si Dakar waa 221 show ah. wala noonu maa ko tuddee noonu D221 show ah gars yi di leen ziar bu baax a baax di gërëm képp ki nga xamante ne yéen ñuy suivre depuis le début ah am na ñoo xamante ne commencé nañ affaire bi depuis le début et que aujourd'hui ñu ngi continuer di ñu réconforter di ñu suivre di ñu voilà di ñu namm di ñu gën a kii daal. di ñu bëggee quoi waaw di ñu bëggee léegi dafa am lu bees lu am Cheikh. mooy à partir de lundi incha allah. di ngeen am programme yu bees tàkk si 221 show maanaam léegi tous les lundis. da leen ñëwal andi leen animation. mardi bu jot ñu ñëw andi leen ay invité ñi nga xamante ne ay révélation lañ ay jeunes yi nga xamante ne dañoo nekk ci di yëngatu que ñuy rappeur que ñuy artiste que mu mënta doon ah gars yi xamaguñ leen ñu ñëw andi leen ci plateau bi mercredi info buzz people actualité du net lépp ñu andi leen ko jeudi nag ñu dalal ndaanaan yi célébrité yi donc émission 221 show noonu lay demee day am niveau quoi loolu dina neex de dina neex boo kenn tardé non ku ko tardé di nga tardé lu garaaw parce que 221 moom à chaque fois dama leen di wax nag day indi loo xam te ne lu bees la. waaw donc boo kuy indi lu bees nag yow boo ñëwee toog teg di ko seetaan moom xam bees rek yow da ngay nekk ci jaxasoo bi quoi. am na solo alors tey ku ma invité nekk ndaw léegi jeune di béy waar ci côté bu mu nekk donc xam naa ni ni gën a xuus si waxtaan bu ko defee ngeen xam ko te kii nii dama ragal dañ fi nar a jógee rek gars yi di ko woo téléphone naan ko saa waay commandé ma lii defal ma lii parce que macha allah ndaanaan la comme invité yi mu ngi tudd Abdou Karim Dramé ziar naa la nuyu naa la. waaw maa ngi lay ziar bu baax di la bëggee di nuyu waa internet yi yëpp ñu suivre. waaw di ñuy tamit yéen ñi di ma invité fii tey nag. di leen ziare ñëpp nag ba si fu ma jógee tamit di ziare waa famille bi yëpp. fan nga jógee yow. maa ngi jógee Sicap Foire si Sicap Foire ah foofu neex na quoi. waaw neex na mais naka tàngaay bi. ah tàngaay nag muy nii rek. tàngaay bi métti na de ah. waaw métti na toog mais gisoo Sadio dafa xaw a ndoroog Sadio Mané li ñuy waxee gisoo loolu loolu doon Sadio Mané. non dafa am Thiès quoi. non xam des fois xam nga dañuy ñëw. waaw pour defal li nga bëgg. waaw ça dépend. waaw en tout cas loolu daal moom. mooy loolu parce que ñu bëri dama koy gis ñu bëri di ko faral di def. man même man yu may def ni sax ñu bëri daj gars yi rek ñooy naan soo koy defar del ko gaaw del ko defar mu gën a sécurité nga xam ne ñeneen ñi ñu lay suivre duñ ko mën copier. man naa non mais loolu du problème man ku ma copier rek da ngay sonal sa bopp. parce que da ngay sonal boppam rek. voilà am na solo non day sonal boppam parce que man ñu may defar nag maa ngi xalaat leneen. te gars yi comme li ñuy wax bu leen dem fenn xaar leen ñu rek léegi dinañ ñëw andi booy bi tey création yi nga xamante ne def na ko te macha allah di ngeen gis ay affaire yu am solo yoo xamante ne def na ko léegi Cheikh. yan mooy avantage su entreprendre instant bi surtout suñu ndaw ñi entreprendre. avantage bi moom mooy nga amal sa bopp. amal sa bopp waaw amal sa bopp. et que voilà nga créer sa propre destin quoi genre xam nga au début nit ñi dañ doon concentré wu ci bind sa CV bind sa demande d'emploi dem kii xam nga wala nga jàng ba pare am say këyit mais pour nga liggéey c'est tout un problème. dëgg la léegi nag entrepreneuriat dafa nekk benn opportunité pour un jeune mu créer benn entreprise boo xam te ne day basé wu ci li nga xamante ni moom moo nekk sa liggéey genre mën nga bañ a commencer yow mën ngay jàng di continuer say études tout en étant un salarié. waaw est-ce que yaa ngi comprendre ça veut dire que mën nga créer sa propre entreprise di jàng en même temps te imagine nga bàyyi jàng boobu noonu mën nga continuer. dëgg la est-ce que yaa ngi gis nga bàyyi jàng bi continuer sa liggéey bi ngay liggéey exactement donc avantage la boo xamante ni ñu bëri nag seetluwuñ ko parce que gis nga gars yi dañoo yaakaar ni boo jàngul rek voilà doo tekki ñu bëri loolu lañ jàpp boo jàngul doo tekki alors que c'est faux nit moom ak nu mu mënti demee boo amee sa objectif nga ni man lii laa bëgg a doon bul xaar jàng ba pare pour nga laal ko. am na solo donc Abdou Karim la ci yow. waaw man daal loolu tamit kii daal lu mu wax ni tamit am na solo trop. waaw parce que liggéey daal képp ku nekk fii da ngay fexe liggéey bu nga nekk sa boss bopp daal. boss bopp waaw nga xam ni kenn du la diriger naan defal li defal la. léegi nag loolu daal bu xasee ba am moom dafay mel ni mbéttalee doonu si askan bi
parce que yow di nga dem sa ba loo xamante ni di nga créer loo xamante ni sax askan bi xaaruñ ko woon si yow ndax mën nga ko créer am na solo te si yow lay jógee ba si dina dem sa ba ñeneen ni dootuñ ko soxlati commandé ko bitim réew ñëw jël ko si yow même chose man yaakaar naa moom daal moo am sens loolu moo am solo te incha allah si partie bii di ñëw dinañ ñëw ànd ci li nga xamante ne mooy production bi Ndiaga bu nekkee vidéo du jour bi baax na rek ñu ñëw waxtaan ci vidéo du jour bi parce que tey vidéo du jour bi mu andi moom vidéo du jour bi DG laa bëgg mu commenté ko man DG laa bëgg nga ko commenté ma vidéo du jour bi xam naa ne yaa ngi seetaan vidéo du jour bu yembee rek voilà ñu seetaan ko waaw kay gis naa policier bu am ful la tey ñaari taximaan yi dañ fay nekk di xeex mu boole leen mënata leen kii fii la mbëkk dañoo mbëkkante kii mbëkk fi xool leen ñi ngi seet seeni daal merci monsieur l'agent yow ku am ful la nga réew mi war nañ la décorer ku am ful la léegi continuer leen xeex ce pays va mal moralement ce pays va mal sincèrement ce pays va mal tey ngeen de léegi nag moo leen mooy vidéo bi dafa am jaaga di bari yi ñuy jox balaa ñu koy commandé mais waaj tamit saa waay nag ngay roqosee nii xanaa waaj Ndiaga la xanaa Ndiaga la roqos bi non xam nga waa ji man policier bi laa fa man policier bi moom gars yi war nañ ko décorer léegi li ma la njëkk a laaj mooy nan ngeen gisee attitude policier ba pare non xam nga policier bi man lii moo tax may fan policier lii moo tax ñu koy fan parce que gis nga boo gisee problème réglé ko ci à l'amiable waaw moom dafa ñëw mën a te dem yoonam taxaw xaar Abdou Karim da nga gisee réaction policier bi non policier bi daal warul xaar gars yi dóorante waru woon xaar gars yi dóorante comme que moom fexee na cool yi am léegi dafa war a xaar taxaw nekk ba atte leen ba pare ba mu doog a xool nu muy régler seen situation mais moom tey jii nu mu taxaw noonu bu fekkee kenn mën na gaañ morom waaw mënu di seetaan bu kenn gaañ morom lu ñuy wax si kanam policier te si loolu tamit te si boobaa tur policier du ne xam nga ñaar ñuy xeex ñaari mag yuy xeex àtte leen yombul waaw mais ñaar mag déglu ma gis nga ñoom ni ñu nekkee noonu policier bu fa nekkoon tamit di àtte c'est tout un problème gis nga kii day ñëw jàpp ci kii jàpp ci yeneen problème lay indaal léegi lu gën a simple mooy mu jaar leen mu jàpp leen mu nete leen dem toog fële gis nga instant bàyyi nañ xeex bi te pourtant kenn àtte wu leen waaw mais ñoom ñaar ñu ngi nii seen loxo yi non xool seen loxo yi ñu ngi ne nii te pourtant xeexuñu wante la gis nga le temps que mu leen di monete lu ñu doon jàppante noonu bu fekkee ne kenn yor na si paaga jàmm moromam policier yaa ngi taxaw si kanamam lan lay kii parce que loi lu mu décidé moom warul bàyyi ba ñu par exemple vidéo bi man boobu koy njëkk a seetaan ñuy xeex ma gis policier bi taxaw xam nga lu ma njëkk a sama xel dama ne mais waa ji lu muy taxaw ni di seetaan parce que lu ma njëkk a sama xel mooy après Sénégal dinañ ne voilà policier bi de mu ngi taxaw di seetaan ñaari ñi di xeex après nag ngay doog comprendre attitude waa ji mais comme li nga wax tamit si benn côté ñaari pongal yi xeex ñu àtte leen jafe na mais boo ñëwee boo notee kenn mënati waat kenn non xam nga ñaari ponkal yi moom mën naa la wax ni tey ñaari ponkal yi policier moo leen gën a am droit si digg tali bi fu ñu nekk di xeex waaw c'est comprendre tey policier yi bu leen taxaw mënate leen ñoom dinañ xam ne ku ñu mën a tey jii ni am na grade si dëkk bi ko war nañ ko jox respect xam nga ñoom tamit duñ taxaw xeex noonu di gis policier di leen mën a te sama gars yi la ngeen xalaat ci vidéo du jour bi wax leen mooy la ngeen xalaat ci vidéo du jour bi gars yi maa ngi leen xaar seen réaction quoi yéen ñi nekk ci Facebook wala yéen ñi nekk ci YouTube léegi wax nañu ma la mooy seen réaction quoi parce que bëgg naa ko dégg gis ni quoi ci Facebook bi parce que gisu ko ma seen réaction na gars yi ñëw ñu wax la leen ci xalaat léegi yéen nan ngeen gisee tey jii nii dawalu tey taximaan yi ci tali bi tamit xam nga tey il fallait que ñu waxtaan ci lii taximaan yi ni ñuy dawalee ci tali bi nan ngeen ko gisee yéen tamit Cheikh man taximaan yi moom taximaan yi njëkkanteeg man xam nga la ma métti man lu may dox des fois ñuy njëkkanteeg man ci yoon bi quoi man looloo ma njëkk yow mooy passerelle yi des fois da ngay gis gars yi pour nga jàll rek problème la voilà ak problème yi ñu fi gisoon ay taximaan yu jaar ci ay passerelle ak tout ça dafa am indiscipline bu bari wax dëgg yàlla taximaan yi war nañoo xoolaat ñoom nan lañ leen di genre foofu ñu jox leen ay daan yoo xamante ni à chaque fois bu ñu defee benn affaire boo xamante ni c'est pas normal ñu daan leen nga xamante ni ñeneen ni bu ñu ko gisee dinañ xam ni lii am na waaju ko defoon donc su ma ko defee lii mën na ma ci fekk bon xaaral ma bàyyi ko d'accord
Abdou Karim na nga gisee aussi ñoom tamit seen yenn comportement ci tali bi. waaw tali bi daal taximan yi daal nu ñuy dawale moom mooy loolu. day gis taximan yi bu nar a may moromam jàll mais bu moom bu gisee client am si kanamam day taxaw xaar. day taxaw xaar jël client bi bu tee client bi tamit mënu ko jëli mu avancé waat léegi taatal ñeneen ñi nekk si ginnaaw ñoom daal comportement yi xam naa war nañ ko bàyyi. ay comportement yi ñaaw la ñuy def de. léegi nag gars problème bi mooy. boo xoolee indiscipline dafa bari tey da ngay gis taxi boo xamante ne da nga ciy dugg waa ji di dawal lu ko neex yow nga toog si kanam doo ko wax dara tey gis nga boo xoolee ñoom ñaar lu leen dal ci digg tali bi tey waa ji dawal na ba mbëkk problème bi. particulier bi nekk fële des fois doo comprendre entre particulier bi ak taximan mais am na benn mag yi wax naan tali bi xatul xol yee xat vous confirmez ou pas. waaw je confirme. oui moi aussi je confirme ça. xol yee xat. xol yee xat pourquoi pas gars yi bàyyi nit ki jàll rek dem. waaw non c'est que dafa am ñoo xamante ni boo leen doublé rek day mel ni da ngaa rocc seen xol yi. waaw non c'est vrai non am na ñoo xam ne boo leen doublé c'est tout un problème day nekk benn équation ci seen bopp yi. dawal la ñuy doublé. c'est ça quoi c'est que nit ñi dañoo war a jàpp ni tali bi yàqamti yegg yéex yegg daw ndànk di nga yegg vif di nga yegg. en tout cas daal yoon jàmm soriwul daal. yoonu jàmm soriwul waaye tamit des fois lu gars yi di dawalee aussi il faut ñu waxtaan ci parce que gars yi de xoolal par exemple da ngay dugg bus wala nga dugg fenn fii des fois waa ji da ngay yaakaar ni sax est-ce que yab na ay nit da nga naan nii est-ce que yab na ay nit parce que tamit ku yab ay nit doo def yenn yi quoi. wala ku yab ay père de famille yow nga nekk nit ku responsable doo dawalee yenn yi mais des fois yenn bus yi car rapide yi sax a leen tane. bus yi dafa am ñu ma ci seetlu nekkul bus yi nekkul chauffeur yi ñooy dawal de ay seet ñooy dawal xam nga d'habitude boo xoolee bus yi gars yi dañ doon nga ñu naan mag yi paa yi dañoo war a jóge bàyyi xale yi ñëw mais xale yi ñooy ñëw sax def yu gën a garaaw sama moroom yi ñooy ñëw di def yu gën a garaaw parce que boo xoolee gars yi au début ñoom dañuy lu ma ciy seetlu dañuy liggéey ba ay 18h 19h léegi nag jeunes yi booy yi comme par exemple ñaari receveur ñoo ñëw rek ñu ne saa kañ dem ci bus bële. loolu risque la nag. xam nga loolu wóorul loolu wóorul donc nañ ñaan yàlla jàmm yàgg rek sunu réew. amiin parce que lii nga xamante ne doy na waar moom tali bi des fois nga gis ay raag yoo xamante ne. waaw des fois nga gis gars yi di xeex métti. day tàng waaw donc doy na waar quoi. parce que dañu si soxor boo xamante ne xoolal keroog dañu wàcc avant tabaski bi. ñu wàcc noonu quoi ci VDN donc ñuy wàcc donc ñëpp ngi taxaw di xaar oto quoi léegi am na bus bu ñëw donc am ay kalandoo yi ñëw yoo xamante ne dañuy yab ba joor imaginez man maa ngi daw ci di dem pour jël ci oto bi quoi mais benn waay pour simple plaisir am may daw quoi mu jël tànkam kal ko nii est-ce que yéen a ngi imaginer pour simple plaisir am wàcc na ci oto bi may daw mu calme quoi mu calme pour simple plaisir xoolal dama def ni trébuché ma taxaw xool ko quoi après ma ne garaawul quoi comme ñu ngi daw comme oto dafa jafe te heure boobu ay 22h 21h et quelque comme wàcc nañ ma ne 21h 20h mu dugg ci oto bi mais après je me suis dit que waa ji lan la cherché woon ci loolu quoi ban plaisir la cherché woon ci loolu après ma toogaat di xalaatat affaire yi nga ne non te nit yu bari tey jii imagine toi noonu lañ jotee xeex ci kenn ki rey moromam alors que ci ay détails yoo xamante ne moo nañ ko éviter quoi wante waa ji mandul kooku noonu def loolu mandul mooy tey saagam nga def c'est que même nga tali bi lu ñu la ci waxul rek dañ ko fàtte parce que man li ma ci gën a jaaxal mais oto yi tamit oto yu baaxul yi loolu tam nañ ci waxtaan non man yooyu noonu loolu nañu waxtaan léegi nag alors Cheikh dañuy ñëw ma jàkkaaru sama waa ji Abdou Karim parce que Abdou Karim ndaanaan la cëm ñi nga ana ñu doon xaar Abdou Karim kin Cheikh dama baaxal waaye ana ñu doon xaar Abdou Karim Abdou Karim am na ay mbokkam yi réagir donc ay Adama tey bu ma la ne woon nga présenté wu ak ñi nga xamante ne xamuñu la nga wax leen kan mooy Abdou Karim ci lan lay yëngatu waaw nga waxtaan ak sama gars yi waaw sama gars yi maa leen di nuyu di leen ziar man la Abdou Karim Dramé dëkk Sicap Foire cité Sonatel waaw maa ngi nuyu ñëpp daal di leen sant leen gërëm man nag damay yëngu si wàllu création di créer ay kër daal ay produits waaw ay produits techniques ay produits électriques daal technique waaw bëri na daal ay projet tamit yi ñu si nekk mais yu ñu jot a dugal daal YouTube daal xam naa tey fas yéene nañu andi benn fii pour wane ko gars yi fas yéene nañu andi benn mais Ndiaga bu nekkee vidéo pare na nga jox ñu vidéo bi balaa may ñëw andi produit bi nga xamante ne andi na ko ñu mën ko présenter gars yi parce que ñi nga xamante ne mooy parce que produit bi mu andi moom pour ñu ñiy dund loo bi la marié la voilà du pour célibataires yi produit yi marié la du pour célibataires yi alors donc Abdou Karim depuis kañ nga commencé defal ay produits depuis 2018 laa commencé woon dugal depuis 2018 dama commencé woon di créer d'accord mais instant boobu commencé woon di ko dugal si net bi d'accord mais fin 2018 bi la sama waxtaan sama benn grand mu ne ma
tey gi boo tijjee compte YouTube nii muy tudd El Hadj Cissé mu ne boo tijjee compte YouTube nii dugal bagage yi mun nga si am dara ma ne ko man nag may jot a xaar rek comme ça programme yu bëri après si la ma ne bul xaar dara après nañ essayer rek man ko am problème après si laa jot a créé benn vidéo après mu jàppale ma ñu lancé ko YouTube moom ak sama grand frère ku tudd El Hadj Kémo Dramé ñun tamit jàppale ma ba ñu nekk si affaire yi ba tey ñu si yëngu daal. am na solo donc ñu seetaan vidéo bi après ñëwaat ak yéen ci plateau bi léegi la. ok. bëgg ci wala. non yii moom baax na yii bëgg naa ko bu baax a baax. ay haut-parleur. d'accord ay lampes lumineuses. donc première bi nga njëkk a defar est-ce que mën nga ñu expliquer lan la woon quoi la nga doon defar ko. waaw première bi dama ñëw sama gaale ci bidon yi gars yi di ko sànni. après si laa jël benn bidon ma ne ko lii faa ma mun defar lampe. d'accord après ma jël bidon bi ma ne su ma defaree lampe bu lumineuse bi yokkee rek peut-être que mën na ruy quoi. ok ba ma hésité xalaat ma ne peut-être si biir tamit pour lampe bi mu bañ a jege si kaw suuf bi comme ça di ko ruy après si laa commencé jël benn ñaari bidon dagg ko ba woo sama benn boo ne ko kaay filmé ma fii nga xool lu may defaree ma defar lampe bi ba mu baax après ma ne ma kaay dem si salle bi essayé ko ñu dem salle bi essayé ko taal ko mu tàkk mais début bi dafa si suufam dafa amoon. dafa oyofoon. ba dina mun boo ko tegee dee daan. d'accord après si laa uti benn ciment ni rek platé foofu comme ça lu ko mun téye lu diis quoi. ok mais léegi pour système bi léegi dama ko changé même su ma nar a defee mel nii. day gën a efficace bi. day gën a efficace quoi boobu première fois bi la woon. voilà bii première fois le lancement. la ma ko doon dugg. da nga dóor takk mu tàkk. amul ba nga testé dóor takk mu tàkk. waaw dama ko defar ba pare rek
na doog ma essayé ko si courant rek yàlla joxe. mais yii da nga ko jàng wala dafa ñëw ci yow naturellement la fa mu jógee inspiration bi. inspiration bi daal mën naa wax ni talent bi nag yàllaa ko joxe mais en même temps sama papa daf ma jël fii nii dugal ma si formation électricien. d'accord moom tamit loolu tamit gën na ma si jàppale. ok waaw parce que si laa xam fii lii fu ñu nar a dugalee tout ça mais maa ngi koy sant dëgg gërëm. ah am na solo sama papa. gis nañ affaire yi moo nekk nii donc gis nga lu am solo lii macha allah. Cheikh lan nga ciy wax tamit. non macha allah c'est très joli. mais dama la bëgg a laaj est-ce que lii da nga koy yaa ngi koy commercialiser. maanaam ku bëgg commander. non lii daal bu ma ko defaree jotoo ma si jël kenn di ko jaay quoi. parce que defaruma ko comme par exemple lu may defar produit di ko jaay. d'accord dama ko defar léegi pour échantillon yi dugal ko YouTube. comme ça di xam ay commandes quoi am ay commandes nga doo defaraale yu gën a efficace quoi. yu gën a efficace quoi dañ ci gis nga defar bu am solo. c'est ça mais bii damay wax souvent pour marier yi la bii yow nga dëgg njàng macha allah. non lii daal pour marier yi la quoi. pour marier yi la. cëm léegi lii lan la nii exactement lii lan la nii. lii mën naa wax ni benn pot la pot bu xamante ni gars dañ koy jaay si marché yi. pot quoi. waaw pot. en fait day recyclage quoi saa waay booy. en même temps day voilà bi pot la waaw pot. waaw bi pot la. bi tamit benn genre kawsu lañ koy jaay si kenkaar yi. kawsu bi nii quoi. waaw kawsu bi nii d'accord. moom bokkul ak bi tamit comme yaa ngi gis la loolu noonu lii nii. lu weex bii nii. d'accord si laa jël tamit defaale lii. ok. moom moo nekk lii. d'accord moom moo nekk nii quoi. moom moo nangu lem. après ma lemu ko def ko comme ni. ok après ma déposer sama lampe yi. def lampe yi quoi. ba si biir waaye. d'accord. après si biir tamit def si rajo. rajo et tout ça là. ok léegi rajo bi lan lay tàkkee. rajo bi boo ko tàkkee ba pare si Bluetooth nga koy si téléphone nga koy communiquer. ok léegi da ngay teg sa téléphone xam nga tëdd sa lal bu la neexee. waaw di zappé. di zappé léegi nag lampe yi di tàkk. lampe yi dafa amaale commande tamit comme boo bañee déranger wu. ok soo bañee bouger tamit nga def façon lu mu la neex rek. voilà mu doxale noonu. ok lampe yi daal nga jël commande. waaw ñaata lampe ñaata couleur yi génne. day génne 15 façons couleurs yi bokkul. 15 façons couleurs yi bokkul. xam nga ne Cheikh lii macha allah. non macha allah c'est très joli lii moom saa waay boo ci amoon doo wax dara de. lii kay moom macha allah première fois bu moo ko defar moom wan ko sama benn grand ma ne ma lii daal baax na si sama soxla man. ma ne ko gis nga de ma ne ko lii daal pour amoureuse rek. ma fi jotoon sax dugal YouTube dama bind pour amoureuse ñoo xamante ni nekk nañ. daa jógee nag waa ji daa waane. Cheikh yow xoolal lii macha allah. non lii moom man maa koy xool bu baax sax. macha allah lii moom. xam nga man bala mënoon gën a neex sax ma gis ko muy tàkk quoi. muy tàkk waaw. waaw. non bu paree day génne son. day génne son léppay ñëw. amul dara yu kii macha allah. te boo ko chargé moom macha allah bu mu feesee moom am problème te day jël clé jël carte mémoire. day jël clé di jël carte mémoire en même temps. waaye si moom la. dafa am autonomie batterie ah. fii gis nga fii place chargeur ak clé la. ok d'accord gis ngeen gars yi. donc wan ko ci caméra bi ñu gis. mooy noonu. voilà dégg nga fii la jëlee kere ak caméra. ok. waaw d'accord te ko noonu mu leer gis nga sama gars yi lii am na solo. macha allah voilà gis ko nii waaw lii macha allah. donc est-ce que mën nga gën a expliquer gars yi lay seetaan nga expliquer lan la. waaw lii daal dafa mel ni benn paire kawsu la. ñuy jaay si kenkaar yi bi tamit benn pot bu ñuy jaay si marché. en même temps benn offeur bu xaw a déconné vieux offeur daal. d'accord ok en même temps jëlaale dagg fii dugal offeur yi. d'accord jël place moteur yi daal li suuf la. li suuf benn kawsu benn kii la rek kawsu la rek comme par exemple fii la vis yi nekk quoi. dama ko teg pour protéger vis yi. pour protéger vis yi. waaw comme ça vis yi du xoos table bi. voilà du xoos table bi gis nga. waaw am na solo. te en plus dafa nooy sax. non c'est lu mu nooyee nii pour bañ a xoos tableau yi. c'est magnifique en même temps offert yi fu la neex teg ko fa. mu jëlaale ci air. te bañul lii ba nga koy defar ñaata temps la jëlal. non bii matul 2 jours ah. matul 2 jours. matul 2 jours lii bu ma jëlee sama temps complet moom mënul mat benn jour. ah. ma matériaux yëpp nag non ça ne dirait pas. lan ngay soxla pour defar lii. lii daal ma soxla benn lampe ak fil ak moteur boo nar a dugg si biir benn offeur boo xamante ne dafa xaw a déconné. d'accord. et voilà ak benn fiper. nga boole ko rek ajusté ko mu taxaw nii quoi. am na talent nag. non am na talent macha allah Cheikh. waaw lan ngay wax boo gisee genre jeunes yi nga xamante ne tey. fierté damay kontaan quoi. wax dëgg yàlla.
ma xaaw a waaru sax parce que maa ngi naan kii nan la def ba defar yii quoi. bu paree ak nu mu ko boolee te c'est sûr que yorul matériel bu doy. bi tax xam nga mu war a defar yooyu. non lii daal mun naa wax ni lii daal lancement la rek. voilà mais am na billaahi lii lancement la. billaahi gis nga yii nii genre am na ay war a jàppale genre jeunes yi. gis nga comme lu DG di def parce que ñun dafa am benn DG boo xamante ne donc di ko nuyu bu baax. Soya Diagne sunu DG. Max Décor ñëw na fi. waaw Max ba mu ñëwee defar tableau mu jël ko na ko defaral ma ñaari tableau tey promouvoir ko. tey gis nga ba alhamdulilah. ku woo Max Décor laaj ko moom gis na ci boppam. te gars yi koy seetaan gis na ci boppam. te dafa am ñi nga xamante ne ñu ngi ci réew mi yoon la Cheikh ni promouvoir genre jeunes yi. c'est que comme li ma expliqué sànq rek moom malheureusement nag suñu société moment bi nekkul genre ñii duñ leen mettre en valeur. alors que c'est le comble. waruñoo jël ay par exemple nañ ma jéggal ay feccikat wala ay woykat ñu jël leen def leen au devant de la scène. Certes que c'est normal mën nañ leen defal mais aussi ñu bañ a fàtte ni am na ñoo xam te ne ñu ngi liggéey. parce que ñii nii bu ñu nekkoon ay comme par exemple bu ñu nekkoon ay millionnaires wala ñu nekk ay milliardaires. kon feneen la ñuy wax Sénégal. dëgg la de mën nañ dem ci ay compétition parce que lii nii non lii genre yi ni bëgg naa si def benn compétition mais gis nga comme ni ma leen wax rek. bii nii teg ko noonu bii nii dafa ndaw si man samay programme sax bu nga mën ne ma andi bii sax dama koy xeeb. billaahi dama koy xeeb. parce que dama xam ne lii tey jii nii comme que nee naa la 2 minutes benn jour rek ma defar ko mu jeex. dëgg la kon xeeb naa liggéey bu mel nii comme genre yi nii xeeb naa ko dara. bu fekkee tey jii nii maa ngi programme loo xamante ni man sama programme man mu gën a avancé wu quoi. sa projet yi waaw sama projet yi te projet yu ma nekk bëri na te man avant may defal dara dama koy dessin ba pare. non da ngay dessiner ba pare. damay dessin ba pare doo ko nekk si. bon si laay xam ne lii su ma ko defaree du am benn problème. léegi lii ku ko jël sax mun naa laa garantir ne lii mun na def tel mois telle année du yàqu. parce que tey jii par exemple garantie bi li ñaata temps la. tey jii garantie bi mun naa laa wax ni bu courant coupé wu nga débranché ko mun na la def 1 an déjà. d'accord 1 an. waaw macha allah te son bi nu muy génnee neex na. son bi nu muy génne du sa am problème leen kese mooy problème nga yàq problème chargeur. mais à part ça amul benn problème. son autonomie bi tamit am na doole. am na doole lépp am doole. tey gi soo ko taalee nga xam ni macha allah. mais tamit Cheikh nañu woon a dëgg tamit nag booy bi macha allah waaye. macha allah Soya yaa ngi koy gis Soya yaa ngi gis waa ji. Soya ñun daal bu baax. ñu ñaan yàlla gars yi soutenir rek gars yi soutenir rek waaw parce que gis nga loolu laa wax gis nga état bi dañoo war a jël ay budget yoo xam pour jeunes yi gis nga. gis nga genre yi nii imaginer kii nga jafoon ko mu amoon formation bu doy ba jàng ba pare coronavirus baa ngi fii gars yi ñu ngi am problème mu produit yoo xamante ni ay matériels yoo xamante ni pour ñu tester coronavirus. mais ñi mën nañ ko. dëgg la. jox ma affaire bi parce que lii dafa rafet trop quoi ma koy xool. c'est que waaw di jàkkaarloo moom nii. gars yi dañu xool mais. waaw non bu ñu paree fa yaa ko yóbbaale. bii nii ah billaahi. kon jeexal na wax. déedéet. yaa ko moom yaay borom. maay borom de billaahi yaay borom. gis nga xam nga lii neex na. li kay nee naa dégg li kay moom comme jarul sa wax. commande bàyyi sa côté moom. commande bàyyi sa yaay côté borom. dégg nga jagane day suppléé émission bi. parce que tamit dañu war a dëgg. mais marié la xam nga waaw marié. moo tax ma ne ko yaay borom. xam nga lii dafa am man daal solo. depuis commencé émission mu commencé ba léegi man maay perte rek. yow yaa ngi non t'inquiète boo marié di nga am lu mel nii. non xam nga dafa am solo parce que boo ñëwee fekk yenn ndaw ni dama mos a nekk ak Léo donc semaine passée moom la kii invité woon émission sport ñu daje terrain quoi. waaw mu ne ma Thiam mu ne ma jàppal booy bi c'est un jeune très très talentueux comme Lamine dinañ ko invité fii donc moom tamit day def chaque émission vendredi fee ci 2STV donc nee na ma semaine prochaine incha allah dinañ programme ñu dalal ko fi yow tamit nga nekk ndaw boo xamante ne macha allah yaa ngi béy waar soo côté mais lu ma lay laaj mooy tey jii yan difficulté ngay am en tant que ndaw ngay defar yi yow yaa koy génnee sa poche wala dafa am kenn ku lay jàppale. non lii daal maa ngi génne sama poche après sama papa jàppale ma si. ndeysaan ku nekk fii ma ñu koy wax El Hadj Kéba Dramé. ndeysaan waaye mooy sama papa. tey jii sama papa moom la ma jox moom moo may yar def le tey jii sax si formation électricien moom moo ma dugal si école bi. moo la ciy dugal moom ma dugal si école yi ma am na jàng solo te maa ngi koy sant di ko gërëm nag. ba si waa kër gi yëpp. mais nag lii daal mooy noonu luy doy waar la parce que tey jii su ma ko nee gaale di ko defar ñu bëri dañuy ñëw di naan tey moom looy defar. parce que xam nañ habitude su ma commencé créer daal damay créer loo xamante ni dina neex gars yi. dëgg la bon ba si loolu ma commencé tàmbali di créer daal mais lu may créer daal la may génne sama poche
génnee ko xam ne lii su ma ko dugalee fii du ma ko dugal pour rien parce que xam-xam laa si ut. am na solo ma jëlee ko te dugal ko defar lu gis nga seet lu mu njëkk a wax xam-xam laa ci ut des fois ñun jeunes yi dañuy yàqamti trop nga defar dara loo si njëkk a ut mooy xaalis alors que moom lu mu njëkk a wax mooy xam-xam laa ci ut non loolu xaalis après la gis nga tey gii nii lii nii bu ñu tasantee terrain moo wax la ko nga ne ma créer ma beneen exemple bu fekk na yor ma dara dëgg la mais ma ne jaral na ma ko tey gii nii sama présentation ma waneel ko dana loo xamante tey jii mun na ma gëm ne kii lii mooy sa talent man bu ma commencé dugal YouTube bu ma commencé dugal vidéo YouTube du ma forcer nit ñi nañ ñu xool lu ma liggéey mooy jaayal boppam ba gars yi nar a dugg YouTube seetaan non fii moom boo fi jógee moom incha allah waaw gëm naa di nga am ay commandes yu bari jéemal teg prix yi rek yow non am problème waaw tegal prix yi ne lii nii lay jar bu ko defee Cheikh commandé noonu li am problème Ndiaga commandé DG commandé déjà DG def na benn commande DG nee na dañ bëgg nga defal loo xamante ne bu Dakar waa 221 donc yaa xool lan nga ñuy defaral soit que dañuy defaral plateau bu kii bu rafet tegal ñu ko muy tàkk génne couleur yi nekk donc jox nañ la libre choix bi nga defal ñu Dakar waa 221 waaw gis suñu logo bi non t'inquiète bu ma eggee gaale moom nga fotal ma logo bi nga non yow balaa ngay dem fotal logo bi fotal lépp ok bu ñu eggee après man su ma eggee naa jël sama mesure des na lépp après sànni la ko nga xool gis nga Cheikh macha allah xam nga boo amee genre ni nga 221 show bu ñu amee genre invité yi damay kontaan quoi voilà déjà c'est un jeune voilà il est ambitieux voilà et il aime ce qu'il fait donc loolu noonu déjà rek bu ko boolee rek di ko def donc man damay kontaan franchement je suis très content damay kontaan c'est que loolu la quoi c'est que il faut que ñu bañ a di chercher tout simplement buzz bi rek ne kii moo siiw nañ ko jël kii moo kii mais da ngay xool koo xam te ne boo ko indee boo ko tegee déjà dina influencer ay jeunes et en plus lu muy def nit ñi dinañ ko bëgg non mais mooy li ñu waral sax ñuy def moo tax man je suis très content voilà donc léegi chaque mardi incha allah rek ñu dalal ndaw bi nga xamante ne créateur la ndaw boo xamante ne tey jii talent la ñu dugal leen wane leen fi quoi parce que Dakar waa 221 moom lii lañ bëgg ñu wane ñi nga xamante ne ay ndaw lañ te amuñu jàppale ñu génne leen ci non jaral na ko parce que Sénégal moom dafa am ñu bëri talent waaw fii la c'est que gars yi mooy leen kese mooy problème quoi mooy jàppalante rek mais Sénégal moom dafa bëri am na ñu am talent forcément parce que jeunesse yi yëpp ngay xool ñëpp am nañ talent ba dem na sax ba ku ci nekk day wane boppam ngir football man mi sa sama bopp dem naa ba déclaré wu ne man football laay def te bu léegi maa ngi si mais boole ñaar tamit baax na si benn ins boo fekkee beneen porte bu tëjul beneen bi dina tëj beneen dina tëj Cheikh dama bëgg nga defal ma benn taxaw jàngat mooy li nga wax sànq état bi des fois dafa am ñenn ñi nga xamante ne mooy si ay choix comme wax nga sànq balaa may wuñ fecckat yi balaa ñu wuñ waykat yi balaa may ñi nga xam ne dañoo nekk ci aar mais dafa am ñi nga xamante ne tey ñu nekk ay ndaw nga war a xam ne nit ñi carrément ni war nañ leen jàppale tey nan lañ war a mën a def tey jii ba genre jeunes yi ñu mettre leen dans les meilleures conditions qu'il faut ne leen tey jii war na sax mën a am sax yéen ngeen mën a lépp li nga xamante ne soxla nañ ko parce que yii war na tey ñu koy def made in Sénégal nga xamante ne nii dañ koy def donc yow pour yow lan la état bi war a def wala tey jii lan la autorité yi war a teg pour mën a jàppale ci nu ndaw ñi xam nga crédibilité bu dëkk dafa am solo dëkk dafa war a am benn genre réputation surtout jeunesse am te Sénégal déjà dafa am jeunesse yoo xamante ni déjà yow pour nga identifier leen dafa yomb mën nañu sax majorité bi ay jeunes lañ dëgg la mais le problème mooy que ba léegi nii jeunes yi ñu ngi am problème mu liggéey la moo waral loolu xam nga c'est une question à poser c'est une question boo xamante ni qui a besoin d'une réponse mais jeunes yi am ñàkkuñu lu ñu def c'est que le problème mooy ku leen pousse lañu soxla dañu soxla ku leen pousse comme yow kii boo ko jëlee woon ne ko tant millions ngi nii pour nga dóoral ñu benn projet boo xamante ni ça on a besoin de ça et ça mais dina ko mais déjà moom il a son job dëgg la da koy def te day nekk loo xamante ni lu neex la c'est que le problème mooy que Sénégal du ma ne Sénégal état bi laay wax état bi dañoo dimbalewul comme il faut les jeunes ci lu ñu bëgg parce que dafa neex nga nekk jeune nga ne ñu ne la boo màggee loo bëgg a doon nga ne ko man électricien laa bëgg a doon ñu ne la boo màggee loo bëgg a doon mu ne man cuisinier laa bëgg a doon ñu ne la boo màggee loo bëgg a doon mu ne man scénariste laa bëgg a doon c'est que loolu moom moo manqué instant nii boo laajtee jeunes yi boo màggee loo bëgg a doon danaa man je veux m'en sortir dama ci bëgg a génn rek man l'essentiel naa am xaalis rek loolu lañ lay wax waaw c'est ça dañ la naan l'essentiel man naa am xaalis alors que dañoo war a génn stade boobu noonu dañoo war a instant on ne doit pas essayer de survivre on doit essayer de vivre dëgg la voilà quoi loolu am na solo de dañ jàppale ndaw ñi nga xamante ne mooy loolu Henri gis naa nga dugg léegi
di seetaan vidéo bi gis nga booy bi lu am solo lu mu defal li pour marier la mais ñi nga xamante ne mooy célibataire yi moom sa genre yi. bokkoo na ci waaw bokkoo leen ci mais bokk na ci de. bokk na non bientôt ci est-ce que doo defar pour célibataire yi. non bientôt incha allah. bientôt alors ñu dem seetaan ñi nga xamante ne ñooy suñu partenaire ñu seetaan benn page pip ñëwaat ak yéen Orange la léegi-léegi. di jaajëfal suñu partenaires yi di waa ONAS di def liggéey bu am solo voilà xam nga yoon la ñuy sensibiliser aussi Cheikh dañ koy wax di ko waxaat naan kaas sànni ci égout yi loo yor sànni ci égout yi ñaaw na dëkk bu setee ñi ko dëkk ñoo ko war a setal n'est-ce pas en tout cas de nit ñi nañu xam ni daal c'est que li nga xamante ni mooy plastique dafa doy waar waaw dafa doy waar ci réew plastique moom moo nekk loo xamante ni durée de vie am dafa exponentielle dafa garaaw moo tax à chaque fois nit ñi bu nekkee sax xam nga jël ab insalubrité si boobu moo amul sens moo amul sens nit ñi nañ jéem a moytu bu baax a baax li nga xamante mooy mbalit yi parce que mbalit yi baaxul mbalit day yàq day lore day reye xam nga woy boobu set bu Youssou Ndour waaw ak waa ji ak Cheikh Lo mbaa du andi choléra waaw waxal set mbaa du andi jàngoro set am na solo alors tamit Abdou Karim nan nga gisee yi ñaaw yi nga xamante ne gars yi ñu koy def nga naan sa café sànni ci égout yi mbuus ndox nga naan sànni am na yoo xamante ne dafa ñaaw tamit quoi vingt-et-unième siècle non lii daal wax dëgg fa yàlla ñaaw na franchement parce que lii daal mënul setlu dëkk bi quoi bu fekkee lii la ñuy continuer moom si dëkk bi du set waaw c'est ça le problème parce que da ngay gis nit ki naan café du xam tamit mais tamit luy problème bi que mooy gars yi teguñu fenn foo xamante ne mbalit yi nar nañ fa bëri comme ça ku si naan normalement nga nar a bouger sànni ko si poubelle bi loolu tamit bu bëdoon tamit dinañ même bu fekkee ñaar nit wala ñett nit dinañ fauger def loolu mais loolu tamit bëriwul mais lii dafa ñaaw déjà xeet yu bon yi ñuy nooy ci biir mais am na ñoo xamante ne duñu sensé non mais xam nga nag daa am problème bu am mais est-ce que tamit ñuy teg daan gars yi ku comme par exemple ku romb yor sa kaasu café nga naan sandi bu la gars yi gisee jàpp la ñu teg la daan bu la nekkee sax ñu amandé la benn 1000 francs dootoo ko def Sénégal boobu loolu c'est que loolu du réalité loolu mënul nekk loolu de boo ko tegee Sénégalais daan mooy li ma la wax sànq gëmoo ko de nit ki mën na sànni sax te du ko tey waaw léegi dafa dem ba mujj doon benn culture si ñoom quoi déjà noonu la dafa loolu la c'est que il faut que ñu jéem a xool ni ñuy def ñu jéem a forcer suñu bopp rek bañ ko quoi tere ko loolu des fois nga gis nit yoo xamante ne dañuy dox ba mu neex leen ñu ne xuu xaax ci mbedd bi ñega est-ce que def yooyu kan ñega bàyyi xala nga def yooyu bàyyi tooñ ñega leeral le dëgg yu xamante ne gars yi leen neex la ñuy def ci mbedd bi non franchement ñu bëri daa am ñoo xamante ni moom gars yi xool leen gars yi bañ leen xool moom lu ñu leen neex la ñuy def si dëkk bi mais nag am benn problème comme que gars yi da ngay si koo xamante ni tey jii nii muy yor mouchoir nar a fomp nar a kii ni mais du def loolu day def ni bu dalee keneen waaw xoolal loolu waaw gis des fois gis ko dox si mbedd tamit ne yëkkati beneen xoolal xoolal jël boole ñaari nga fa lay métier fu muy métier yaa nga nekk ci oto boo nekkee ci oto foofu lay métier yow démb ba ñu ñibbi am na benn jour dama doon wàcce si rond point Padois noonu ma doon wàcc si kii nii si pont bi ma wàccee si pont benn waaye dafa yéeg si pont bi wàccaat mu ci saxaar yi ne def ni man ko waa grand man ko xoolal li nag ma no boy ma dama kaa tey man ko noo tey man ko booy doon sànni kii bi da nga xool soo nga ko doon sànni loolu xool te su ma taxaw nag damay ci wax mu ma ne ko noo garaawul xoolal démb dañuy ñibbi ñu ànd waxtaan ci lii sensibiliser ba pare benn mère xam dafa dox dafa yor café quoi naan ba pare ci digg tali bi rek café rek dem nag quoi ma ne Cheikh daa tey lii rek lañ doon wax ci émission mais problème mooy mag bu ko defee waxuma la xale mag yi nga xamante ne mère la famille nga def yenn gestes yi tey yenn xale bu ñëwee sax ne la yaa booy li nga def sax xaratul def am dañ ciy gis seen bopp sax des fois sax ñu wax la loo xamante ne war ñu la ko wax. c'est que loolu waral publicité yi baax am solo trop. parce que à chaque fois ñu leen di rappeler que ni loolu baaxul dafa nekk loo xamante ni dafay nuire environnement bi. environnement bi surtout parce que boo xoolee Sénégal léegi Dakar sax pour nga gis ay garab sax léegi c'est tout un problème. donc déjà air bu ñuy noyyi
ak effet de serre bi yaa ngi gis nga naaj bi ci mel pollution bi et tout ça donc nit ñi nañ jéem a xool loo xamante ni daal day tax seen durée de vie yokku Henri affaire su seen espace espérance de vie quoi yokku nee na léegi ci commentaire yi il nous faut une meilleure éducation tout ceci montre que nous sommes un peuple mal éduqué. ah ouais waaw nga julde mu ngi confirmer loolu tamit voilà ñu ngi confirmer loolu donc nag am na yoo xamante ne daal nañ si ñaawlu léegi nag chaque jour Cheikh dinañ xool lu ñuy sensibiliser affaire yi comme ñu ngi waaj a nekk si cappaandaw émission bi neexoon na trop donc Abdou Karim ci yan projet nga nekk instant yi lan ngay defaraat instant yi lu garaaw loo xamante ne gars yi mën nañ ko xaar. waaw man instant yi daal am na ay projet boo xamante ni tey bëgg naa defar loo xamante ni même bu nekkul sax du nekk comme genre fooykaay lay doon mais nag mën na ngëriñ nit ñi loo xamante ni tey gi dina am 4 pneus lay am 4 pneus de moyens amuñu moyen amuñu ay financement xam nga boo xoolee état bi la majeure partie boo ko xoolee suñu Sénégal bi rek pour nga gis état bi di investir ci jeunes yi nga xamante ne ñu ngi créer seen i propre œuvre seen propre produit c'est très difficile voilà Cheikh wax na ko léegi doon sa boosu bopp maanaam andi créativité andi innovation Abdou Karim boo gisee nga nekk ndaw nga gis ñi nga xamante ne dañuy entreprendre lan ngay wax ci loolu tamit. waaw xanaa loolu daal di leen encourager nag si li ñu nekk parce que lii début la boo xamante ni boo si nekkee da ngay bëgg avancer da nga am fu ngay teg sa bët dëgg la te da nga fa bëgg a egg ngir nit yi jàppaleel mais boo demee ba si biir rek boo gisul ku lay jàppale yow yaay war a ñëw reculer si ginnaaw jëf loo xamante ni sa bëgg-bëgg la daal rek nga yëkkati même bu dee lu mu mënta doon rek essentiel lu ngay nekk rek nga jiir avancer ba nit yi fekk la si ku la nar a jàppale la si am na solo Cheikh dañuy gis Sénégal boo xoolee au début ñun jeunes yi fu ñu nekk boo xoolee Café Touba ñu ko doon def exemple au début dafa nekk ñenn ñi nga xamante ne rek ñoo ko doon def moo doon jaay Café Touba jékki-jékki rek moom benn expansion nit yu bari di ko def mu dem ba nga xamante ne instant yi gars yi dañu naan mais est-ce que gars yi sax mooy lu café bi nu ngi neex ni ko waree exemple mun naa ñëw ci multi service yi au début da nga doon gis gars yi doon entreprendre teg seen multi service teg seen machine daa ngi ko wax que def seen benn place bu mool mais jékki-jékki Sénégal bi yëpp nekk si mu nekk copie collé est-ce que des fois aussi loolu du yàq entreprendre c'est que du ñaari secteurs yooyu kese sax parce que y a beaucoup de secteurs yoo xamante ni moment bii nii loolu moo nekk problème bu rëy surtout Sénégal bii ñu nekk parce que man fan laay gën a appesanti mooy ci e-commerce bi e-commerce bi parce que e-commerce bi boo xoolee au début y avait pas beaucoup d'entrepreneurs yoo xam te ne ay jeunes yoo xam te ne ñu ngi yoon ci e-commerce bi ñu ngi woon voilà di jaay voilà ay vente en ligne comme am na ay site e-commerce yoo xam te ne ñu ngi doon jaay bari wuñu mais moment bi dafa ñëw ba affaire daa mujj encombré wu ba gars yi bari ci site bi ci internet bi léegi il y a un problème mooy
clients yi pour ñu déjà pour ñu ñëw rek dugg ci site yi di jënd c'est tout un problème léegi day dem ba day encombré wu day dem comme marché Sandaga par exemple nu muy demee ba bëri ay vendeur ba léegi da ngay am problème mu ay acheteurs pour nga am problème ay acheteurs léegi ñoom ñooy gën a tuuti que jaaykat yi. waaw dafa am problème bi nga xamante ne day posé à chaque fois. copier coller bi dafa doy waar. copier coller dafa doy waar donc lan ngay wax ci loolu tamit gis ñoo xamante ne dañuy gis tey Abdou Karim bu defee léegi ñëw copier ko def même chose. waaw loolu daal man kay maa ngi wax ni loolu daal ku koy def moom man dama koy yërëm rek waaw parce que loolu déjà yow boo koy def doo avancé. dëgg la waaw te man nag lu ma gën a touché si loolu mooy nga fekk nga bàyyi nit ki defar dara yow nga ñëw rek copier ko defar lu nur ak loolu daal. loolu dafay mel ni boo koy def rek yow même bu fekkee yow tamit sa vision bi daal mooy que moom lu muy def nga def même chose doo mun avancer parce que da ngay xaar kii tant que defarul doo mun defar. parce que fa nga xaar moom mu créer ba pare yow nga soog a créer lu nuróol comme boobu kon loolu daal amul solo man yaakaar naa ne ku nekk bu gisee sa morom créer dara da nga war a créer loo xamante ni moo gën a ëpp. moo ëpp solo ko beneen lu mu ko beneen sawaaj di créer. dëgg la man yaakaar naa moo am solo. loolu am na solo Cheikh mais am na impact tamit parce que boo xoolee il faut que ñu xaaw ci tey tuuti tamit boo xoolee mu ngi waa Chine. waa Chine boo xoolee am na ay téléphones. ay téléphones yoo xamante ni ay marques yoo xamante ni sont originaux day am ay marques yu original mais chinois bi mën na ko jël def benn même marque bi xam nga teg ko def ci loo xamante ni c'est banal jaayee ko prix bu moins cher. waaw mais yaa ngi gis. mais xam nga moo tax il faut que ñuy xaw a téye si tamit. ñoo peut-être tey jii nii pouvoir d'achat bi si ñoom lay dépendre si yow lay dépendre par exemple tey bu nekkee Chine la tey boo yoree 1000 francs ci 1000 francs yi nga soxla mën nga am li nga soxla boo yoroon 10 000 ci 10 000 bi nga soxla ci 10 000 yi li nga soxla mën nga ko ci am maanaam tey jii nii yow consommateur bi yow li ci li nga yor ñoom ci loolu noonu la. c'est ça le problème parce que da ngay gis nit ki naan café du xam tamit mais tamit luy problème bi que mooy gars yi teguñu fenn foo xamante ne mbalit yi nar nañ fa bëri comme ça ku si naan normalement nga nar a bouger sànni ko si poubelle bi. loolu tamit bu bëriwoon tamit dinañ même bu fekkee ñaar nit wala ñett nit dinañ fauger def loolu. mais loolu tamit bëriwul mais lii dafa ñaaw déjà xeet yu bon yi ñuy nooy ci biir mais am na ñoo xamante ne duñu sensé non mais xam nga nag daa am problème bu am. mais est-ce que ñuy teg daan gars yi ku comme par exemple ku romb yor sa kaasu café nga naan sandi bu la gars yi gisee jàpp la ñu teg la daan bu la nekkee sax ñu amandé la benn 1000 francs doo ko def Sénégal boobu loolu c'est que loolu du réalité loolu mënul nekk loolu de boo ko tegee Sénégalais daan mooy li ma la wax sànq gëmoo ko de nit ki mën na sànni sax du ko tey léegi dafa dem ba mujj doon benn culture si ñoom quoi déjà noonu la dafa loolu la c'est que il faut que ñu jéem a xool ni ñuy def ñu jéem a forcer suñu bopp rek bañ ko quoi tere ko loolu des fois nga gis nit yoo xamante ne dañuy dox ba mu neex leen ñu ne xuu xaa mbedd bi ñega est-ce que def yooyu kan ñega bàyyi xala nga def yooyu bàyyi tooñ ñega leeroon le yow dëgg yu xamante ne gars yi leen neex la ñuy def ci mbedd bi non franchement ñu bëri daa am ñoo xamante ni moom gars yi xool leen gars yi bañ leen xool moom li ñu leen neex la ñuy def si dëkk bi mais nag am benn problème comme que gars yi da ngay si koo xamante ni tey jii nii muy yor mouchoir nar a fomp nar a kii ni mais du def loolu day def ni bu dalee keneen. waaw xoolal loolu. waaw bis des fois gis ko dox si biir tamit ne. waaw yëg na beneen xoolal. xoolal jël boole ñaar yi. nga fa lay métier ak muy métier nga nekk ci oto. boo nekkee ci oto foofu lay métti. yow démb ba ñu ñibbi. am na benn jour dama doon wàcc si rond point Padois noonu. ma doon wàcc si kii nii si pont bi. waaw ma wàccee si pont benn waaye dafa yéeg si pont bi mu wàccaale mu ci saxaar yi ne tëf ni ma ne ko waa grand ma ne ko xoolal li nag ma ne no ma dama kaa tey ma ne ko noo tey ko ma ne ko booy doon sànni kii bi da nga xool soo nga ko doon sànni. waaw waaw ñu ko xool te su ma taxawul nag damay ci wax mu ma ne ko noo garaawul. xoolal démb dañuy ñibbi. ñu ànd waxtaan ci lii sensibiliser ba pare. benn mero xam dafa dox dafa leen café quoi naan ba pare ci digg tali bi rek sànni café rek dem nag quoi ma ne Cheikh daa tey lii rek lañ doon wax ci émission. mais problème mooy mag bu ko defee waxuma la xale mag yi nga xamante ne mère de famille nga def yenn gestes yi tey yenn xale bu ñëwee sax ne la ah yaa booy li nga def sax rawatul rek am dañ ciy gis seen bopp sax des fois sax ñu wax la loo xamante ne war ñu ko wax. c'est que loolu waral publicité yi baax am solo trop. parce que à chaque fois ñu leen di rappeler que ni loolu baaxul dafa nekk loo xamante ni dafay nuire environnement bi. environnement bi surtout parce que boo xoolee Sénégal léegi Dakar sax pour nga gis ay garab sax léegi c'est tout un problème. donc déjà air bu ñuy noyyi
ak effet de serre bi yaa ngi gis nga naaj bi pollution mel pollution bi et tout ça donc nit ñi nañ jéem a xool loo xamante ni daal day tax seen durée de vie yokku Henri affaire su seen espace espérance de vie quoi yokku nee na léegi ci commentaire yi il nous faut une meilleure éducation tout ceci montre que nous sommes un peuple mal éduqué. ah ouais waaw nga julde mu ngi confirmer loolu tamit voilà ñu ngi confirmer loolu donc nag am na yoo xamante ne daal nañ si ñaawlu léegi nag chaque jour Cheikh dinañ xool dañuy sensibiliser affaire yi comme ñu ngi waaj a nekk si cappaandaw émission bi neexoon na trop donc Abdou Karim ci yan projet nga nekk instant yi lan ngay defaraat instant yi lu garaaw loo xamante ne gars yi mën nañ ko xaar. waaw man instant yi daal am na ay projet boo xamante ni tey bëgg naa defar loo xamante ni même bu nekkul sa du nekk comme genre fooykaay lay doon mais nag mën na ngëriñ nit ñi loo xamante ni tey gi dina am ñaaru 4 pneus lay am 4 pneus te bu amee 4 pneus nit mën na si toog mu lay yóbbu sa neex te loolu nag bëgg naa si imagine naa jël naa sama projet bi yëpp teg ko ci table ne lii normalement su ma defee loolu dafa war a amaale rajo amaale place boo xamante ni mun nga teg say boisson mu nekk en secret en même temps dina am benn côté yoo xamante ni tey jii ni oto boobu noonu gonzaar oto bu ndaw la quoi kenn du ko manipuler à part yow boo duggee yaay xam tey gi fu ma bësee bouton bi courant yëpp dafa war a am si oto bi wala courant dafa war a fay si moto te oto bi mun na daw ci tali yi mun na daw si tali normal te programme naa ni su tegee si tali moom daw moom non mun na convoi ak oto yi ak moto yi te loolu nag il faut loolu am ngan di financement bu ma tegee te loolu bu amee nag yàgg j'espère que nar na doon lu grave léegi estimé nga kii bi financement bi teg naa plan bi waaw teg nga kii bi quoi waaye projet bi voilà kii business plan bi waaw business plan bi waaye business plan bi maanaam financement bi tey jii li nga soxla ci xaalis par exemple quoi là par exemple nga ne dinaa soxla 2 millions boo xamante ne pour sama projet bi lii ak lii def nga loolu boo xam wala non defuma genre yooyu mais nag man nag lu ma si balaa ma si dugg pour démarrer ko il faut ma defar benn échantillon boo xamante ne bu démarrer mu dox ma xam ni tey jii ni su ma monté moteur bi tel moteur dina mun dox comme man nu ma ko bëggee. léegi moteur bi yaa koy defar ou bien da nga koy commander ou bien qu'est-ce comment ça se passe. non du loolu lañ jege parce que man en fait dama bëggoon def benn genre perceuse ni lu gars yi yor. xam nga dafa am moteur bu ndaw comme genre dynamo. su ma jëlee yoolu relier ko mais courant lay jël daal. d'accord électrique. mais bu nekkee électrique nag dina amaale solaire. dina amaale solaire yow. ñaari source d'énergie lay am. ok dina amaale solaire yow foo mënti dem moom tant que naaj muy tekki moom. day daw mais bu tombee taw bi nag. bu tombee taw dara. parce que day fekk batterie bi am dara. batterie bi plein. waaw yow mooy nga xool pour contre ko lépp. tu sais y a beaucoup de programmes boo xamante ni tey jii nii même su ma taxaw plateau bi wax ko en fait pour nga xam vérité bi il faut ma wan la benn dessin boo xamante ni tey jii su ma jubalee si loolu. mais avant tout nag il faut ma am place bu ndaw. boo xamante ne mun ngaa man nag ba avant may soxla liggéey bu neex liggéey avant muy neex si man. foog nga am sa place ma am benn place boo xamante ne kenn du dugg déranger. aywa état bi nañ jàppale booy waay. DG loo mun ngir yàlla ñu jàppale booy waay parce que lii mu wax nii macha allah lii am na solo macha allah am na solo. man moom xam nga laa lay jéem a li may ñaax rek mooy. bien que entre kii bi lu muy créé nii c'est extraordinaire déjà ce sont des choses jamais vues. léegi yow moi je crois que da ngay créer benn genre une sorte de marque benn identifiant boo xamante ni moom mooy permettre ñu xam ne lii sa produit la comme par exemple gis nga produit bii nga créé. nga def ci benn genre logo wala benn sorte de marque boo xam ne day wane ni lii yow yaa xam moom c'est propre à vous-même. ok waaw loolu dégg naa la mais avant loolu tamit di am j'espère que nga am. sa benn projet boo xamante ne yow tey jii nii sa place bu nga am nga matériel yëpp nga xam ne yow tey jii lépp loo nar a génn sa matériel bi da nga koy kii nii da nga koy agrafé si moom nga xam ne ki ko gis nag dangay xam ne kii nag marque bi moom xam naa fu mu jógee voilà mais tey jii boo amul genre place boobu noonu mënoo defal loolu tey jii nii lii nii mooy sama logo boobu noonu bëgg naa génneel logo bi tuddee ko AKD lii laa AKD voilà c'est bon AKD même sama chaîne YouTube moom moo léegi AKD ça signifie quoi AKD mooy moom sama tur la signifié Abdou Karim K dafa signifié Dramé
Abdou Karim Dramé. Abdou Karim Dramé voilà ok. D bi dafa signifier Dramé. K bi mu signifier Karim. ok d'accord c'est ça. AKD fabrication. waaw baax na fabrication parce que AKD. ak fabrication AKD bu la neexee léegi boo paree rek da ngay ut say affaire taf ko fii quoi AKD donc loolu day am solo quoi. waaw mais nii boo ko defee fii nii après day ñaawal affaire parce que déjà. du mun nekk mais comme- wala sax nga koy def ci ginnaaw ah. yooyu mais yëpp du mun rafet feeñ. comme yow nu nga bëggee. du rafet noonu te C'est lépp looy am def na solo. il faut mu rafet. Pas te bu gars yi rafet. bëgg ko mais waaw. wala fii nii sax boo defee fii A bi taf fii K bi taf fii D bi tamit day ñëw. waaw. am na solo en tout cas merci beaucoup yow Abdou yow Karim. daal gis nga. voilà mbégte la woon kontaante la woon ñu dalal la ci plateau bi. nekk nga jeune boo xamante ne yaakaar nañu incha allah ñi nga xamante ne ñooy sunu njiitu réew bu ñu seetaanee émission bi. ak ñi si war a jàpp yëpp incha allah gëm nañ dinañ jàpp ci émission bi parce que macha allah ndaw nga bi nga xamante ne am nga talent bi boo amee li ngay wax ak li ngay tàggoo lan lay doon quoi. en tout cas daal maa ngi tàggoo nag si mbooloo àdduna bi yëpp. waaw di nuyu ñëpp képp ku ñu suivre si internet bi ñu nuyu ñëpp di bëggee ñëpp. ku si nekk da nga am yitte yu nga nar a def nga bàyyi yow nag di ñëw seetaan seen ndaw ñi Abdou Karim Dramé. bon maa ngi fas yéene naa nuyu ñëpp nag ba si sama famille Dramé ba si ñëw tamit famille Camara di nuyu sama mère tamit Adja Baro ak Mariama Cissé ba ñëw si père bi. waaw maa ngi nuyu ñëpp nag di leen sant leen gërëm ba si ñoom Oumy Dabo. ok ñoom Tata Kumba Oumy Dabo sama jabar mag la. baax na man dama foog da ngay nuyu kii bi quoi. sama non ma nekk ma si yooyu. waaw mais nag maa ngi nuyu nag ci famille Seydi tamit. moom day Sadio Mané xool loolu doon wax bu ñu waxee da ngay sànni ni Sadio Mané la Sadio Mané booy man nekk ma si yooyu de mooy loolu bu mel ni ñenn ñi ma xam yenn booy yi ma xam. non bu mel ni ñooñu. non nekk man daal en tout cas. beneen projet bu taxawee incha allah dinañ la invité waat sur plateau bi. non problème pour l'instant nag ñu si nekk pour góorgóorlu lu ñu jot a créé tamit comme que yor naa sa numéro. incha allah après naa leen def lancement si YouTube bi nga xool tamit. am na solo am na solo mais bul gars yi fàtte tamit si seen YouTube bi. fabrication bu la neexee joxal sa numéro téléphone pour ñu la bëgg a contacter. waaye 78 301 31 58. waxaat ko. 78 301 31 58. voilà donc Abdou Karim Dramé. ñu ko bëgg a jot donc buñ ko woowee ci numéro boobu rek dañ ko jot. ngeen demaale si seen YouTube fabrication AKD. waaw jeex na ok merci beaucoup. loolu am na solo alors Cheikh looy tàggoo. waaw di ko gërëm bu baax di kontaan ci invitation bi muy accepté ñëw fii ci plateau bi. di kontaan bu baax ci ñi nga xam te ne ñu ngi doon suivre ci YouTube bi depuis le début ñoom Julde nag Julde Diallo sama xarit la. sama xarit la mu ngi dëkk ba Jaxaay ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu képp ki nga xamante ni daal yaa ngi ñuy suivre 221 show 221 show nag nii lay demee à chaque fois dinañ indi divertissement dinañ indi tamit éducation donc loolu la ñu indi tey jii nii mu nekk loo xamante ni lu am solo la surtout création bi nga xamante ni AKD pro fabrication def na ko. di ko naan bu baax ci moom. tey nag ñu may nuyu. moom moo nekk waa Jaxaay waa Jaxaay yi nga xamante ni mooy Adama Sène sama frère la waaw man maa nàmp jox ko mu nàmp waaw di ko nuyu bu baax waaw xale bu baax ci man ndeysaan di ko nuyu bu baax di nuyu Mame Yacine di nuyu Awa Yombe voilà mbaar sama nuyu da la fàttali moo fàttali sama façon fàtte naa tamit sama yaay ak samay pap may nuyu ñoom ñëpp nag ba si nekk Casamance may nuyu ñoom ñëpp nag waaw Tombon Dramé maa ngi koy nuyu en même temps di nuyaale Khadijatou Fati maa ngi nuyaale famille tamit mooy noonu muy noonu kon baax na Cheikh voilà di nuyu gaal balaa ñu may jox si réew parce que man am na ñoo xamante ba loolu damay bañ ñu ñëw rek jox ko si Cheikh waaw ñooñu laa nuyu sama yaay nuyu sama yaay bu baax ak sama tante du sama tànn sama yaay sama ñaari yaay maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. merci beaucoup jërëjëf gis ngeen gars yi Cheikh foog ñu wax ak moom quoi koo xamante ne chaque jour day nekk di lim waaw lii dama ñaaw quoi. non baax na si connaissance bi moo yaatu rek. moo yaatu alors amis fidèles internautes nii la woon ça a été un plaisir de vous servir ñëw à chaque fois du lundi au jeudi ñëw andi leen le meilleur de l' actualité mais aussi du divertissement gis nga tey thème ñu ci waxtaan yu am solo mu nekkoon Abdou Karim Dramé nekk jeune bi nga xamante ne am na yaakaar ci réew mi parce que boo xoolee rek projet yi mu fi wax rek laaj na ko jàppale te loolu rek la ñuy ñaan incha allah alors Cheikh suba la ma bëgg dama bëgg suba ñu andi spécial rétro rap Galsen rétro waaw animation gars yi xaar leen ma suba rétro rap animation la ñuy def rap Galsen ce sera en direct sur Facebook léegi gars yi yow xanaa da nga fàtte ne man rappeur la kon jeex na tàkk léegi gars yi dañu ubbi ligne bi suba incha allah gars yi woote bu ko defee ñu waxtaan ci rap Galsen rétro rap Galsen dama bëgg gars yi di ñëw dugg di rap ci biir kon jeex na gars yi dinañ jox rendez-vous demain incha allah à partir de 18h sur votre chaîne préférée le Dakarois 221 d'ici là portez-vous bien Ndiaga gërëm naa la sant naa la DG
jaajëf merci beaucoup.